bon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di présenté wu tudd Cheikh Gueye di menuisier tamit nekk ci affaire construction. waaw doon am projet bi may def fële sa Kayar bi indi wax ji fan yi yëpp. waaw justement projet boobu moo indi wax ji. waaw ay coow yu bari jóg na ci fan yi. waaw ba commune Kayar fan yi dégg nga ko nee nañu yow amoo benn kayit la yan tontu ngay indi ci loolu. waaw loolu dinaa si indi tontu ndax tontu bi dina ma yomb xëy na yàgg naa leen firnde ay kayit yàgg naa leen wax ay kayit te mun naa leen wanaat kayit te balaa may wane kayit sax damay bëgg a xamal sama maire bi fa ne ko institution yi ma ne continuité la. tey papier boo def tey jii sax engagé na kii ñëw dans 40 ans mu xamee ko du ma sekk génn na àdduna rek lu mu defoon baaxul wala dara na ko xamee noonu dama yaakaar ni xëy na dañ ko xameelewul noonu mais buñ ko xamalee noonu rek dina ko war a mun a xam mooy dama koy tooñ tuuti xam naa dafa mel ni train bu romb daw ba Tamba nga ni train bi na arriéraat pour ma siffler pour mu demaat ne ko man dama am délibération bu baax mi ngi nii su ko mosul mooy équipe municipale bi. voilà bu def délibération yónnee ko domaine su ko mosul gis wala gis na ko di ko tànqamlu ne ko bu ñu foyee li dëkk bi dëkku yoon la nit bu juumee ba dugg ci terrain yu mu moomul te yoon joxe ko délit la amul koo doon duñ la jàpp dëkk bi ñu ngi fiy jàppi nit yuy def njombe yu mel noonu na xam rek teg ko ci lu leer ñu ànd ak seen sago man mii duma caaxaan kat duma dugg ci lu leerul kii leer na nañ sénégalais yi laa ko jox wan naa leen ko mi ngi nii lu ko gën a leer amul kii mooy lu ñu ma jox defal ma jógaat ñu defal ma ordre de recette mi ngi nii ma dem fay dem trésor fay mu dugg ci compte état bi mairie bi jël xaalisam ku juum bul juum ci ay kayit yi ni ko du nit fay yi du fowukaay ok ma ñëwaat boobu mooy kii bi mu harcèlement bi frais de bornage autorisation de construire mu naan ay këru bant la bu doon këru bant sax kii légalisé na ko parce que autorisation de construire laa fay bu fekkee moom tamit xëy na njàng gi barewut mu seet ku jàng mu dimbali ko autorisation de construire tubaab la du jëmbat de construire la ñu wax ok voilà ma jógee fa xëy na kii nañ ko xoolaat defe naa avis favorable te su ma wax daal bëgguma mu gudd ci lii. avis favorable bi bu conseil municipal. waaw non urbanisme moo ko joxe. mi ngi nii leer na nañ institution yi du fawukaay yii du moroomu ay maire yooyu yii la état bi tënk mooy tànk yi wéri bu ko kenn fowee topp sa bakken wala nga wax lu la neex ba dugal sa bopp loo xamul jaru ko waaw. nga xool kii looy liir kii du cadastre mu joxe avis favorable nga ni da ngay gëmm rek ne doo xool xippi leen seen bët ngeen xool bu leen juum kii leer na nañ sama wax daal du ci bareeti kuy bëgg lu xamul rek demal nga dagg terrain yi jaay wala nga dugg ci di nga gis dëkku yoon la ñu ne Sénégal amul fu kenn moom ñëpp ñoo ko bokk te ñoom ñuy wax man maa leen fa gën a dëkk man d'origine Jandeer laa man lébu laa Bamari Gueye Mbaas ma doon Gueye Mbaas man foofu laa bokk foofu mooy suma kër mooy suma cosaan ah voilà kon nag nañu xool bu baax li ñuy def yëpp ay kayit la yu légal moo mun ko wane ba ëllëg nag yi des na dama sox dul wane léegi des suma avocat wala dara bés bu ñu si eggee dina ko génne doonu moo ne dara awma kayit nañ dem maasale nañ dem dagg xool waaw mais yow li nga yore kayit yi yëpp lan moo waral na ñi dem di teg borne yi moo ma jaaxal non xam nga man li ma xalaat mooy que man dama yor ay kayit ñoom li ñuy def xam nañ ko de. mais borne yi ci li nga moom lañ ko doon def. xaaral ma ñëw sax ñu gën a leeral foofu parce que gars yi c'est des politiciens dañu xaw a aay nag dañu jaxase ñaari affaires yu bokkul ceebu jën nii ak suppu kànja ñu bugg ko déedéet man dama am ay këyit su ma dossier man nañ ko teg nii Sénégal yi li leen intéressé man maa doon sàcc ay terrain wala ñan ñoo doon sàcc ay terrain loolu la Sénégal yi bëgg xam mais dañu bëgg a jaxase nit ñi parce que dañu bëgg a divertir affaire bés ni ki tey nañ ko dindi génnee Cheikh Gueye comme wane naa ay këyit léegi nañu wane lu leer yi gis nga sama këyit yi ci la ñu bëggoon xam naa profiter pour jàllale lële. kon lële nekkul woon ci sa site. sama site laal nañ ci. waaw laal nañ suma site ba pare tàllal di wëy nag xëy na nag ñoom ñoo xam lu ñu namm bon munoo jiñ kenn mais jamono ji xam naa politicien bu ne war ngaa mën a soxla dara loolu ñoom ñoo xam man duma ger kenn fi ma toogoon laa toog terrain yi dañu xam ni moom ma ko wala maa ko moom dañ ko maasale rek xool dañ ko jël autorité ñëpp xam nañ ni maa moom terrain yooyu am ñoom nag bu ñu dee dañu am fit rek nañu dugal seen bopp ci lii du ko jar
yow conseil départemental effet defaloon nañ la délibération yow ginnaaw avis parce que avis bi rek aussi foog mu am délibération. non xam nga conseil départemental keroog bi ñu taxawee foofu xam nga ni da ngay comprendre lu bare te man am na yoo xam du ma si détail gis nga autorité yii lu ñu bëgg xam mun nañ ko xam léegi technologie bi dara du réer gis nga bu ñu duggee ci téléphone yi diggu si téléphone yi xool lan la Diatara mujj wax ak man ci téléphone mun nañ ko xooli kooku du ma ci egg sax ñu naan ma ay di la sonal ak i wax mun na xoolaat tamit joxaan naa ko mu xool 1 an ci ginnaaw ndax Diatara daggul tànkam woo ma téléphone lu yàgg-yàgg ba am nu mu demee kooku du ma ci eggagum bu ñu si eggee sama avocat dina ko wax kon nag tey jox naa procureur de la république mu autosaisir xool dossier bii déglu suma téléphone déglu lu ñu mos a wax ci téléphone déglu communication bi ñu daan tenir bu yàgg ak bu bees bi ndax amul coppite. technologie da koy day weer loolu li may bëgg a xam Diatara mooy mu gën a ànd ak sérénité taxaw gis nga conseil départemental boobu ñoom ñoo joxe seen ordre de mission bii jox ko seen ay nit. kii man foruma ko mooy commission aménagement. voilà ñu jox ko ku fa nekk ku tudd te kooku ñu ko jox sax. Ablaye Sow ñoom ñoo ma ko présenté daanaka parce que bi ñu ko joxee sama dossier la gis sama téléphone woo ma te giñ naa ko ci alxuraan ba Ablaye Sow di dem foofu dem ma fa Ablaye Sow woo sax miinu ma ko mais lu ne maa ngi ko ciy dégg. mais maire Kayar ñoom nee nañ Ablaye Sow daa ñëw ci yow rek daal di dem jaarul sax. waaw loolu dina leer ndax Ablaye Sow dafa def loolu wala dara gis nga lii ma jox la beneen këyit boo xam ne nañu moytu maire bi gis ñu ko kii ku ko def. président moo ko signé. waaw bu ñan bu commune de Kayar. waaw neel nañ ne maire bi fa ne ñu dimbali ko xam nga ni da ngay dimbali nit nga ni maire bu ñu sori ci lii ñii passé li ñu fi defoon yëpp mun na tuuru suñu kaw mais ñoom ñoo ko def yëf yi continuité la amul fu mu yem xam nga autorail mooy li may xam maire bi autorail du dem ba Bamako nga ni ko arrièreaat ma sifflé waatal le départ pour nga dem maire bi dafa raté train bi dafa fekk affaire bi dem bu yàgg moom nag mu ne kut ko kut foog mu dugg ci léegi nag musiba rek la ci nar a duggee dama koy sax yërëm parce que kii dafa yombal di jënti papier yi juridiquement du fo yii këram mooy nga def dégâts rek dugal nga sa bopp catastrophe ne ko mu gën a ànd ak sago xam ni mooy sama maire te mënuma sori ci moom ndax sama mbokk taalibe la ma jàppale ko ci loolu. premier adjoint bi moo def sortie boobu. waaw premier adjoint bi sax mun naa ko jéggal xam nga léeg-léeg ab ndaw des fois di nga bëgg def lu kii ba def lu ëpp quoi waaye xamoon naa ni mun na gën a dal loolu defe naa suma avocat dina ci mun a wax ak moom. waaw diffamation ba mu def avocat bi déglu nañ ko récupéré nañ ko dina ci mun wax ak moom mais li ma wane ni déjà dugal na leen. ndax Diatara def na diffamation bu fort ci man sama projet bi kenn xamu ko woon Diatara sax dafa war am sérénité kilifa la nga yor président conseil bu toll noonu jël dossier jàmbur di ko divulguer noonu ci talib sama dossier léegi ñëpp xam nañ ko man sama ñi ma bokkal ndey ak baay sama waa kër samay frère xamuñu woon ne am naa projet boobu mais tey barke ak xuraanul karim billahi wallahi sama jabar moo xam sama ñaari doom ak samay gars yi liggéeyee fii mais tey Sénégal yëpp sama projet bi weeru na jéebaane nañ ko mais kenn du ko def dafa war ànd ak sérénité am nit kilifa da ngay mat xam nga man borku de ñu ngi rëb di dal mais yaa ngi may xool ma ànd ak sago da ngay nit da ngay am sérénité taxaw doo gaaw def noonu kilifa moomul loolu après yow nga ni da nga bëgg nekk homme d'état da nga bëgg gérer dëkk da nga bëgg bokk ci dëkk mais lii dimension bu ndaw la loolu baaxul nit da ngay am mat gis nga même boot bi yëngu nii coow li yëngu ni pour wax la ni que man burokaa la dama am tëni gis nga sama soxna barke rasulullahi ñoo fanaan yëgul ni àdduna bee ngi yëngu noonu la góor wala mer sama soxna su ma nee yëg na ko barke Seydina Muhammad yëgu ko te maa ngi léemu di mocc bañ mu seetaan net ba yëg ko mais sama soxna yëgu ko nit da ngay am sago am sérénité man xam naa fi ma teg suma tànk te dinaa leen wan fu ma teg sama tànk lii dara du ko dindi parce que état dafa bind ba pare te état du dellu ginnaaw état lu mu dem day jëm kanam. léegi lan mooy doon sa taxawaay ci après ni non sama taxawaay c'est très simple dès lundi nag parce que Diatara mënu ma nekk ak moom ci rajo bi rek bu demee fii ma dem fii parce que xam naa Diatara defe naa mit jàng yee ko desee ak tantu ngénte yi foofu rek la waxagul man mënu ma ko topp na parce que politicien la. kon moom après point de presse ba waxaat na. waaye dem gis naa ko daal muy wër di wax rek léegi nag parce que wax yu bare da ngay ñàkk sago man dootuma waxati bés ni ki tey dossier bi telef naa aw ma wala am naa nañu dem maasale jël terrain yu xool rek dinañu xam ndax am naa wala aw ma waaw léegi nag dès lundi dossier bi mi ngi sama avocat maître Mame Adama Gueye dootuma ci wax pare naa ci waaw loolu mooy cër man li ma dugaloon ci projet bi pour sénégalais yi xam ko dama liggéey les cristallines gis lépp ay tubaab ay naar ñooy defar di yóbbu ci laa góorgóorlu rek jël suma xaalis di ko def ci projet bi
waaw. ab lan la woon hôtel. waaw hôtel la man te dama daan liggéey les cristal ma ni bon léegi pourquoi pas ñun Sénégalais yi. hôtel ñaata étoile. waaw bàyyi ba ma pare. léegi ma ne pourquoi pas ñun Sénégalais yi du ñu defar lii. lu ñu am rek dañuy bàyyi naar yi ñooy defar tubaab yi ñooy defar parce que Sénégalais bu ne boo amee da ngay jël tabax benn immeuble rek fenn maa nga fayoo ko dem sa baaxul dañu war a investir suñu dëkk téel ko suñu bopp idée boobu laay demee mais jafe na de gars yi dañu soxor non mais kenn mos ko gis te soxor day yóbbu nit safara du marta bay jullit gis nga man lu ñu ma def foofu yëpp ak li ma daj yëpp baal naa ñëpp àq topp ma kenn dara parce que yàlla mooy def noonu nit topp ma kenn dara luñ ma fa mbugal luñ ma fa woon lépp baal naa ñëpp yàlla na yàlla soppi nit ñi def ñu ay nit def ñu ay jullit yu baax defaral ñu suñu dënn loolu moo am solo parce que xam nga nit ku ne li ko naqari ci boppam seytaane moo koy def te seytaane day fekk nit kuy dem mu sol ko ba mu fees te doo ko yëg moo tax nag ñu war di jàng alxuraan lu bare di muslu lu bare seytaane di daw seytaane mooy noonu yàlla te xam nga dafa am benn góor dafa ma benn wax bu am solo mi ne xam-xam nit dem na wuti ko ba gànnaar wuti ko ba Égypte te xam-xam jarul tukki ñu ne ko luy loolu mi ne xam-xam ku ne ba ngay génn sa bopp néeg yaa ngi ko fa bàyyi mi ne lépp loo dajale ci àdduna mooy nga nangu dogal ak yàlla rek tey def santaane yàlla tey mooti tere yàlla loolu jarul voyager loolu rek mooy diine yàlla nañ ci yàlla saxal teg ñu ci te musal ñu ci seytaane baal naa ñëpp àq ñi yàq sama der ñi wax ci tali bi dootuma ci waxati am naa kayit autorités yi ñoom xam nañu am naa kayit bu maire bi xamul ne am naa kayit di nelaw ba tey sama maire autorité yi xam nañ ko. ñuy convoqué de yow convoqué wuñ la ba léegi. bañ ma convoqué dañ ma laaj ay kayit bañ ma gisee samay kayit mu leer nañ. defe naa ne mënuñu ma waxaat leneen. ñi yoon kayit la xam. te man xam naa fi ma teg sama tànk su fekkoon lu ma ne leerul defe naa waruma reeri waay. sa projet bi hôtel bi ban doyo la woon waroon a am. non danaa bu ne ban doyo la waroon a am ban doyo lay am. d'accord te da koy am ba tey. parce que xam nga lu tax. moo tax chaque gis nga lii bu fekkoon ngay def mbuxum. da ngay am problème. booy def mbuxum da ngay am problème parce que yàlla moo dul barkeel sa yëf. gis nga gars yi fi ne nii liy fëqatal ni yëpp du dara yàllaa ci dugal loxoom rek man damay toog di rey rek xam naa bu baax a baax man du ma njabarkat du ma sangukatu butéel. du ma safkatu béjjén waaye wóor naa suñu borom lool ku mun loolu ne ci xool rek ñu nekk ci maa ngi nga xool giñ naa ko ci alxuraan ñu dem ci xool looloo am de nañu wóolu yàlla teg ko place am gëm ko te sellal suñu mbir bu ñu neexalante dara ci ñii kayit yi su ma gaawoon di tiire mu dem waaye man dama nay. sa projet bi ñaata ndaw nga yaakaar ni ci xayma ma waroon nga leen cee mën a jox am xëy. voilà justement loolu mooy dëkk nag. posé nga ma question bu ma neex xam nga man sama atelier bi ma nekk nii giñ naa ko ci rasulullahi genn wàll jëm SOS la ñuy génnee. billahi xale yu amul ndey amuñu baay barke Seydina Muhammad te di nga gis lu ma nar a def pour ñoom ak ñenn ñi genn wàll gi yëpp te yàgg naa ci te mosuma ko wax. c'est que àdduna dañu war a dimbali suñu dëkk gis nga dëkk bii des fois man damay tukki sax ñëw di jooy su ma ci aéroport damay jooy su may dem damay kii mais dañu war a góorgóorlu di investir di jàppale suñu dëkk. di jàppale suñuy doom loolu idée boobu laa am mais gis naa soxor yoo xam ni sëñ bi ba ma juddoo ba léegi ñu wax ma ne loolu mos na am waaye man loolu du wàññi dara ci man xam nga nit ki bu fekk nga judd rek dugg ci yenn yi xam yenn kër yi defe naa loolu du la yëngal esprit boobu da ngay am force bu baax am doo loolu du garaaw li ñu def nii sama benn doom ak maa ngi naan démb ak tey yàlla bu ñu seetaan net bi parce que nit ñi nañ ma wéeree damay mocc sama soxna yi sax bëgguma ñu seetaan net bi maa ngi naan démb ba tey sax téléphone bu sonné rek ma ni mbaalu waaw heureusement yàlla na ma yàlla maasale lépp jaar dem seen yoon c'est que nit da ngay xaw a am sago surtout kilifa dafa baax nga am sago borom kër bu sàcc duggoon sa kër sax war ni teel rek nga tiit yaa war a dëkku sàcc bi de surtout yow nga dem di defi lara yow seen adversaire wala sa collègue taxaw dal sa kaw man lu ne dégg naa ko mais loolu yëpp baal naa ku ne àq waaye daal nañu ëpp retenu yi gën a nekk nit gën a dëgër daal. sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj bon maa ngi baalu bépp sénégalais parce que temps yi tamit lii tànqal na sénégalais yi te affaire bi dama bëgg mu leer Jatara ak Maam Mousse boobu bu ñu boole ñaari affaire yu bokkul dañu doon ñambaas ci samay këyit yii pour délibérer waale seen lee
wala ku ko moom délibéré wala ñoom seen biir réeroon tewuñu léegi nag ba foofu laay ñëw xam nga olof dafa ni baadoola bu séenee gàcce balaay dëpp rek teg si jëbi léegi nag ñu ne ñambaas du yàq sër waaye daf fekk du yëbb lañ si boole nag da doon yëbb moo tax affaire bi taq yàqu parce que lii yàlla da koo fonk lool bi ma yor nii man xam naa ko parce que nga dem rek benn affaire bi gilimbande noonu te dama lay wax benn affaire ma dénk loo ko tey parce que yàlla bu la dimbalee nag da nga ko war a sant ma sant yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla man ba may dem foofu Kayaar boobu ñu ma fekk keroog barke Seydina Mouhamed ba may tabax maa ngi doon këpp béton Kayaar ci géej gi di fay sareet 60 000 mu ñëw mais yàlla mu baax mi fa la ma tali bi fekk yàlla indil ma ko fa ndox bi yàlla indil ma ko fa courant bi yàlla indil ma ko fa ba may dégg pétrole di riir ma xam ni yàlla bañu ma kon jigadiwu ma dëkk boobu kon nag maa ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que mënoon naa ñëw dëkk bi di gën di gent waaye gentul tey ñëpp soxla nañu keroog ba fa gisee nit ñu bare damaa xaw a kontaan ma ni fii dama daan toog fii di julli tàkkusaan ma daan toog fii su may ñibbi dama daan téléphoné saret pour mu jël si ma Kayaar parce que yoonu jox boobu amul woon mais tey dafa jekk ku nekk bëgg dal noonu déedéet nañ leen ñu ànd ak sago lu waaye bind lu yàlla bind sa wërsëg rek foo nga lekk